19h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem koo jukki dina bokk ci sommet afro-africain mu ñeel itam yenn ci ay waxtaan yoo xamante ni ñu ngi koy amal mu soxal itam yenn ci ay saafara mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di crise migratoire bi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo féetee ci société civile sénégalaise bi itam yenn ci yoo xamante ni jot nañ koo yëkkati bokk na ci aw commission mixte mu ñeel aw enquête woo xamante ni dina lañ bët doomu aadama rawatina Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci wàll wi daañu ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di Fatou Bintou Konté xam ngeen ne fukki fan sënkam des ci li nga xam ne moom moo di tabaski bi suñu ay ndaw itam doxantu nañ ca daral wa nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Sigicoor ngir amal aw taxaw seetlu ci xar yi nga xam ne ci yële jamono ñoom ñoo fi wàcc gis ngeen daral ba ni mu yaraaxee njëgum xar yi itam ma nga doore ci li nga xam ne nag moom moo di fukki junni jëm kaw tax na itam Lamine Ba dina ci ànd ak ñun amal aw reportage wi yaa daañu wax itam ci leneen mu ñeel coppi li nga xam ne nag moom moo di saw der xeesal comme ni ngeen ko xamee daañ ci ñëw bu baax a baax lenn ci ay njeexital yoo xamante ni lu ni mel mënees na koo def bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàll wi dermatologue yi ak yeneen yu ñu xeetoo ñuy artu askan wi ndax itam boobaak léegi gis ngeen yenn ci ay image yoo xamante ni nag ñu ngi koy jaarale ci xarala yu yees yi Abi Faye lañ ci àndal leneen loo xamante ni mi ngi jaar ci xarala yu yees yi te bëri askan wi ñoo xamante ni nag dañ koy ñaawlu bi la yoon wàllu tàggat yaram doomu réew bu Sénégal yi nga xam ne nag ñu ngi doon toltolaan ci aéroport bu Istanbul ñenn ci ñoo xamante ni dañu yëngu ci wàllu tasum xibaar bokk na ci Adama Kandé ñu koy ñaawlu baax naka noonu itam ñuy sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di autorité yi ñu jàll ay dogal yu yaa ngi rek lu ni mën bañ fee mën a amati mbokk yi tënk yaa ngoog léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon bokk na ci sommet afro-africain ngir rek daal di soxal yenn ci ay waxtaan yoo xamante ni des na ko mën a amal ngir doomi aadama yi nga xam ne dañ leen di tudd ñu doon jël gaal yi looco yi ngir wutali fa nga xam ne moom moo di tugal rawatina sénégalais yi nag ñu mën leen a wàññ xam itam li mu doomu Sénégal yi nga xam ne nag ñoom ñoo des ci waax yi lu di mel ay kàddu yàlla yoo xamante ni société civile sénégalaise daal dina ko yëkkati ci aw waxtaan woo xamante ni nag ñu ngi ko doon amal ñu ànd ci ak Fatou Bintou Konté Jaafara Ba ci reportage. xew fii ci Médina ba tey coow laa ngi ne kur ñi nga xam ne ñoo fa jot a ñàkk seen bakkan ci condition yi nga xam ne dafa metti loolu te kenn xamul sax ñaata la. état wu Maroc état wu Espagne mais aussi suñu ñi fa nekkal suñu état yi muy suñu ambassadeurs yi moo tax ñu ne ñooñu ñoo ngi leen di soññ di leen ñaan ñu jël kàddu wax ñu li fa xew dëgg-dëgg lan la. ñaata doomu adama ñoo fa gaañu ñoo fa ñàkk seen bakkan ñii gaañu nekk ci hôpitaux yi est-ce que mun lañ leen déglu jox leen micro ñu wax li ñu dund ak li ñu fa fekke ñi gaañu ñu wut seen i mbokk jébal leen néew yi ñu saraxal leen loolu tant que amul wax ji dina continuer di bari rumeur dina continuer di circuler te kenn du ko gën a du mën a xam exactement ñaata fa nit ñoo fa ñàkk seen bakkan. ba tax ni ñi nga xam ne ñoo di société civile sénégalaise nee nañu bu ñu sañoon daal ñu taxawal benn commission d'enquête ngir mën a xam ñaata nit ñoom ñoo décédé fee nga xam ne moom moo di Médina. ndegam nag wax ji mu ngi bëgg a bari chiffres yi bokkuñu xëy na rafet nañu def benn mission boo xamante ni dafa doon une mission conjointe une commission d'enquête conjointe multi-acteurs boo xamante ni dañ ci am état am ci non état am ci sax ay journalistes. ñu dem Melilla dem Maroc dem Espagne enquête li nga xamante ni moo fa xewoon ba xam lan moo xew dëgg-dëgg xëy na bu boobaa kenn du wax ne enquête bi état bi rek moo ko def am lu mu bàyyi am lu mu génne. nag ñoom bu ñu sañoon ñu organiser fii ci Sénégal benn sommet afro-africain pour waxtaan ci problème migratoire yi nga xam ne continent bi moom la am. Sénégal profité ci occasion bi pour convoquer fii benn conférence boo xamante ni da doon conférence bu mag. bu dee état wu Afrique yëpp ñu toog waxtaan ci mbir mi nga xamante ni mu ngi commencé quand même di ëpp loxo. société civile sénégalaise di exiger autorité marocaine yi ñu identifier ak tamit delloowaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di victimes yooyu seen njaboot.
jërëjëf Fatou Bintou mbokk yi ñu xam leen ak benn soxna soo xamante ni nag mi ngi wuyoo ci turu Awa Diaw moom mi le daal dinay jéem a dem tugal jaarale ko nag ci li nga xam ne moom moo di waax yi ci anam boo xamante ni teguwul benn yoon ci anam ba nga xam ne noonu la war a demee ca tugal suñu ay ndaw itam ginnaaw jokkoo ak moom baat ak tontu jox seen digganteem ak moom itam am na yenn ci ay kàddu yoo xamante ni daal na la koy jukkil ginnaaw itam ba mu rek amalee leneen mu yëngu ci wàllu njënd ak jaay ñu ànd ci ak Alxasan Ba ak Mor Xarma. ci gannaaw reetaan gi ak mbégte gi ay souvenir guddi yu metti lool sori lool njabootam ak ay doomam Awa sàkk woon lenn mooy tekki mu njëkk a liggéey comme bon waaye ki mu doon liggéeyal nangu woon passeport am ndax mu sàkk woon ci moom mu fay ko xaalisam li ni mel metti woon lool ci moom mu jóge fa tàmbalee jaay njaay mu sew li ni mel tàmbalee dox mu jot a dajale lenn sàkku tànte li nga xamante ni moom mooy mbëkk mi waaye nag mu jot a antu. ñu waree dem convoi boobu ay góor kese ñoo si nekk léegi ñu daal ne ma du ñu yóbbu benn jigéen ma ne kon amul problème bi ñu demee ñoom xam naa ñu manqué xaalis après ñu woo ma si guddi gi jour boobu daw naa daw yoo xamante bi ne damaa defoon ne bu ma yeggee damay dee parce que dama daw yu metti pour bëgg a dem ànd ak waa convoi boobu amuñu taxi man ak benn xale bu góor bu ñuy wax Jal ñu daw ba sonn soog a am taxi si Médina bi booba ñoo ngi doon fayeeku 6000 dirham mais man dama leen waxoon ne leen man yoruma 6000 dirham 5000 dirham laa yor muy 300000. biñ demee mu échec mu am une semaine ñu demaat mu échec bi ma ñëwee dama ne leen man moom wax dëgg yàlla du ma delluwaat. ñi dem ñëpp ñoom yaakaar naa dañoo des moom si ndox mi man moom damaa wàññeeku mais ñooñu moom ñoom ñëpp dañoo des si ndox mi parce que am na ay xale jigéen yu ma si xam am na ay xale góor yu ma si xam. askanu Sénégal gi yeewoo fii ci Dakhla taxu koo takku lool Yacine ak Daaro ay étudiante lañu fekk nañ leen fii ci consul bu Sénégal ca Dakhla. Alimatu Konté moom liggéeykat la ci benn usine buy defar sardine ñoom ñett ñëpp xel xalaatut ñuy dugg ci wàllu mbëkk mi te digaluñ ko kenn. fii ñu ngi nekk en famille parfois sa famille dina la manquer de trop mais avec ñii moom yaa ngi xam. immigration clandestine pour ma part digaluma ko kenn ndax gis ngeen di xew ci frontières yi fan yi ñoo ngi rey nit noir ñi en tout cas digaluma ko kenn. mosuma essayé mbëkk bi te conseillé ma ko samay morom góor ak samay moromu jigéen aussi en plus que boo demee li nga fay liggéey boo ñëfee fii am ko boo ñëfee Sénégal am ko. namu nañ Sénégal aussi merci. tey ji Awa mu ngi sant yàlla ndax jot na taxawal ñaari boutique waaye itam ab restaurant li muy digal ndaw ñi mooy ñu fexe ba toog ci dëkk bi fii ñu sori lool mbëkk mi ndax du leen andil lu dul ay lor. man li ma daj si ñaari mbëkk yi ma def man duma si yebal sama doom te ku ma déggal ji doo si dem. jërëjëf Alxasan Ba mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar bokk na li nga xam ne moom mooy coppita der ñu gën koo xam ci li nga xam ne nag moom moo di xeesal bu leen fàtte ne la ca njeexital bari na bokk na ci gaawloo màggetloo ak itam li nga xam ne moom moo di cancer boobaak léegi yenn ci ay image yoo xamante ni gis ngeen ko ci réseaux sociaux yi tax na itam ñu daal di amal aw taxaw seetlu ci lilee nga xam ne nag ñenn ci askan wi ñu ngi koy jëfandikoo ñeneen ci ñoo xamante ni dañu yëngu ci wàllu wi ñi di ay dermatologue daal nañu addu yenn ci ay kàddu dénk ko askan wi Habib Faye ak Pape Sangone Mbaye ñoo ci dikk ak ñun ci aw reportage ñu seetaan. xeesale sa yaram ci anam bi doon na loo xam ne daf lay jural ay jafe-jafe ci sa wàllum wérgu yaram waral na ñu samp aw laaj xool ndegem sax lii lu dëggu la xeesalkaay bi comme ni ko vidéo bi di wane. dañ koy raxasee mais du ci këram parce que deram bi dafa war a ñor man je pense que ni vidéo bi c'est pas vrai donc femmes yi def très attention parce que li ñu leen di won ci vidéo yi je pense que ni du dëgg. Eva moom ca biir këram la toog di jaay ay produits xeesalam te it mooy ka kay defaral boppam ma nga cay am koppar mu ne. bon produit xeesal li tax ma taamu jaay ko si parce que xale jigéen léegi dañ ko bëgg te man tam yàgg naa di ko li def ci gis sama bopp sant yàlla. waaw maa koy defaral sama bopp am na yoo xamante ni dangay dem uti ko am yoo xamante ni yaa koy defaral sa bopp fii ci biir entreprise bi. par rapport ak ñi naan xeesal baaxul peut-être ñoom. loolu lañ mën a jàpp rek ñoom loolu lañ def seen xel mais ñu ci ëpp sax man samay client ay seeni jëkkër ñooy ñëw commandé leen jëndal leen livreur bi dem yóbbu waaw man samay bos am na conséquence yàkkamtiwuma li may liggéey parce que li may liggéey xam naa ko. xeesal gi jamono ji ëlëb na lool xelu professionnel yi
docteur Guèye dermatologue la mu ne 20 ci ay patient ya muy seet 10 ak juróom ya ñoom ñooñee ñëpp ay jafe-jafe yu bawoo ci xeesal lañu amee. parce que yeneen aussi conséquences yi bokk na ci der buy gaaw a màgget xeesal day màgget loo nit jigéen buy xeesal bu am 30 ans mooy gën a màgget foofu jigéen bu xeesalul bu am 40 ans. koo rasal di nga dem ba am cancer te yooyu rek tension bi waxaguñu diabète bi. feebar bu ñuy wax sax érysipèle ça fait partie des urgences dermatologiques boo ko amee dañ lay hospitaliser mën nga dem ba jëlee ci tànk bu dagg am na ay infection yi ñuy wax ay heures les fongiques ñu mooy femmes yi def heure. saa yu xëyee la muy jóg di xeex rek bokk na ci anam ba ñuy jëfandikoo xeesal yi. dañu am liggéey parce que nit ñi xamuñu li ñuy def ñu ci bëri ñu ci ëpp bokk bu ñu xamoon li ñu leen ciy xaar ak li ñuy def ci seen li ñuy def seen yaram li mu leen mën a indil je pense que ni duñ ko def. dana yàq sa der jural la ay musiba yoo dul xam foo koy waxee teg ci tamit saw der daa gën di woyof fii ci biir Sénégal mbootaay gi duppee boppam Aïda ñoom jóg di ñaax askan wi ngir mën fi jëlee xeesal gi. jërëjëf Habib Faye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yi benn fan ci weeru juillet xam ngeen ne commencé noo wàññi jëm ci élection législative yi nga xam ne nag mën nañ koo amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu nekk xam ngeen ni itam li nga xam ne moom moo di 13e législative yi daal nañ koy législature bi daal nañ koy wan ginnaaw tax na itam ñu daal defam taxaw seetlu ci lenn ci loo xamante ni bokk na ci xew-xew ca pencum ndaw réew ma Marcel Farba Maroon lañ ciy àndal ci aw tënk. bëri ñoom la ñu jot a gis ci biir 13e législature bu assemblée nationale bi tàmbali atum 2017 député yi ñu leen doon xaar ci ay proposition de loi ak contrôler action bu gouvernement bi waaye lu ñu jot a gis mooy seen liggéey dafa daal di am ay gàllankoor ndax ay affaires yu bëri yoo xamante ne jot naa yàq seen i der atum 2019 affaire u trafic présumé bu faux billet wu banque daal di impliqué ki nga xamante ne député la fi woon nekkoon membre parti au pouvoir di Seydina Fall ñu gën ko xamee ci Bougazeli septembre 2019 ñu daal di koy placé sous mandat de dépôt balaa fukki fan weeru juin atum 2020 mu daal di am liberté provisoire ndax wérgu yaramam demeetul woon noonu mu di woon benn affaire bi nga xamante ne dafa puusoon ki fi nekkoon parlementaire ngir mu démissionné pour yeneen ñi député démission moom jotuñ ko def bu dee sax ay tuuma jot ne na yegg seen kaw loolu waral seen immunité parlementaire ñu daal di koy génne mu di ñaari député yu bokk ca Benno Bokk Yaakaar Boubacar Biaye ak kii di Mamadou Sall te nga xamante ne dañ daal di gis ne septembre atum 2021 dañ leen daal di tuumaal ndax trafic présumé ay passeport diplomatique Boubacar Biaye ñu daal di koy tëj juróomi weer kii di Mamadou Sall juróom benn weer député bi di Ousmane Sonko moom tamit di perte immunité parlementaire ni mu gën a gaawee février la woon atum 2021 gannaaw bañ ko joxoñee baaraamu tuuma ne daa sàkku ba pare menacé ki nga xamante ne moom mooy masseuse bii di Adji Sarr mujjantal bi ñu daal di koy placé sous contrôle judiciaire juróom-ñetti fan ci weeru mars atum 2021 gannaaw ay xeex yu métti yu amoon ci réew mi te fukki doomu aadama ak ñeent ñàkkoon ci seen bakken mën nañ tamit wax ci kaawu Khalifa Sall ak affaire u caisse d'avance bu mairie de Dakar te ñu joxoñoon ko baaraamu tuuma ne dafa détourné woon lu toll ci lu ëpp 1 milliard ci suñuy koppar moom nag yooyu les accusations da ko fekkoon mu nekkoon ci 12e législature waaye taxul ancien maire de Dakar dina mujjee am siège ci assemblée nationale gannaaw sax bañ ko tëjee kaso ñuy fàttali ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent weeru mars atum 2019 la daal di am grâce présidentielle. lu ni mel daal di xew ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo taxawal askan wa ca pencum ndaw réew ma ñu wutal ci leneen ci loo xamante ni day tax ñu jëm foofee nag di li nga xam ne nag moom moo di campagne électorale yi nga xam ne daañ ko door mu mel ni itam général daal nay fësal aw bataaxal wax ci li nga xam ne moom moo di temps d'antenne bi jàppale ne coalition yi nag ku ci nekk dina am lu toll ci juróomi minute bés bu yàlla sàkk lu ni mel itam di aw décret présidentiel woo xamante ni nag moom moo xaatim li nga xam ne moom moo di simili yi nga xam ne moom la ñu war a amel mu ñal li nga xam ne nag moom moo di temps d'antenne daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar fii ci télévision Futur Média leneen loo xamante ni ñenn ci askan wi jàpp nañ ne wan nañu ginnaaw donte mi ngi ci réew mi mu di Covid 19 tax na itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu cet gi diwaan bu Mbuur itam daal di dem ci yenn ci ay daral ngir rek amal ay désinfection ak yeneen yu ni xeetoo naka noonu itam ñuy sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di jaaykatu xar yi ñu gën a bàyyi xel ci li nga xam ne nag moom moo di mbas mi moom capitaine Idrissa Ndiaye moom mooy chef bu brigade régionale yu service d'hygiène diwaan bu Thiès ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ñoo ngi dégmal feetu tabaski mu nekk feet bi bu gën a am solo
wala si yi gën a am solo si diine islam mbas bi moo ngi fi demul ba léegi am na yeneen xeetu feebar yoo xam ne tàmm nañ ko gis si Sénégal ñoo ngi fi ba léegi demuñu te nemmeeku nañ leneen loo xam ni si maanaam dëkk yu ñuy wër yi lañ ko gis muy ay yenn xeetu feebar yu bees yu feeñ si gox yooyu donc loolu moo tax brigade régionale hygiène bu Thiès ñëw ak ñetti pexe donc pexe bu njëkk bi mooy ñu continuer di waxtaan ak askan bi pour que ñu mën a faratal wàllum set. ñaareel bi mooy ñam yi nga xam ne ñoo ngi koy jaay si bërëb bi ñu fexe ba nemmeeku ko pour xool ndax est-ce que app yi ñu leen joxoon mot na wala motul wala est-ce que produit yooyu yàqu na wala déet. donc ñetteel bi nag donc mu nekk lu am solo mooy que ñu jagle leen li ñuy wax ay kit d'hygiène donc loolu yëpp la ñu def fii te yaakaar naa ni suñ si génnee lépp lu ñu maanaam amoon comme objectif pour que sécurité sanitaire mën a am fii si luuma bu Mbafay même si yeneen bërëb yi nga xam dañ fay jaay maanaam ay xar que vraiment ñu mën a atteindre objectif boobu. donc si loolu la ñu nekk nii sumb nañ ko si région de Thiès tey ñoo ngi fii luuma Mbafay mais gox boo dem si région de Thiès waa service d'hygiène ñoo ngi fa vraiment pour assurer sécurité sanitaire u population. xar yi diwaan bu Sigicoor xam ngeen ne mbokk yi tabaski bi nag ay fan sënkam moom moo ci des foofee nag jàppaleen ne la nga xam ne moom moo di daral yi yarax nañu lool xar yi itam njëg li mi ngi dooree li nga xam ne nag moom moo di fukki junni jëm kaw lu ni mel itam tax nañu dafa aw taxaw seetlu ci li nga xam ne nag moom moo di njaayum xar mi yenn ci ay jaaykat itam daal nañu séq ak waxtaan ak suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo ñu teewal ca diwaan bu Sigicoor Lamine Ba. ci biir commune bu Ziguinchor fii nag seetlu wi mooy liñ fi daan gis ci ay xar ci jamono yi bañ ko méngaleeg daaw néew na bu baax a baax ba tax na xar wi njëg li cher na cheraay boo xam ne ñi nga xam ne ñoo jëndkat yi dinañu ëpp na seeni poos. fu mu toll nii maa ngi waxalee ko xar yi dafa tàgg quoi loolu laajte rek ay ñeent fukki junni laay fanweer junni nangam loolu dafa seer ci ñun trop ñun xar dañ koy calculer daal ay 80 85 comme ça la. kii nag moom nee ne ñetti fan a ngi nii ma ngay doxantu di ñëw si daral bi ngir xool ndax dana mën a am benn xar waaye nee ne prix yi ñu koy jox weesu na li nga xam nag moom la yor ci biir poosam daanaka sax jamono ji mu ngay waaj a wut yeneen i pexe. léegi nag tabaski mu ngi ñëw jot bëggoon naa xar pour yóbbu ko depuis barki dem maa ngi ñëw di yaabanti mais xar yi dañuy seer ay 280 la ay 200 300 sax am na si xar yi 150 depuis barki dem ba tey maa ngi ak 160 mun ma am xar bu ma bugga pour yóbbu sama kër xar yi bu gën a tuuti ñu ngi naan 150 180. damaa dem ba woote sama dëkk sax ñu naan la bu dee bi ñoo na sax mu ngi débordé ñu dem seetaat fa mais fii moom xar yi fa tabaarkalla. jaaykat yi nag fu ñu taxaw fa ñu taxaw ba léegi ñu jàpp ne nag boo gisee xar yi cher ñaari mbir a ko waral. non du ci ñun ni ñuy jotee xar yi la. xam nga mënuñoo dem def ay quelques jours ci biir àll bi nga ñëw ngay jaay lu yomb loolu mënul nekk transport bi ngay fay. aussi dañuy jënd saako ngooñ 5000 francs chaque jour nga sotti lu mot 5 saak est-ce que kar yi mën nañoo yomb. loolu moo gën a yokk gàllankoor bi ñun jaaykatu kar yi loolu moo ñu gën a sonal ñun li ñu tëj frontière bi loolu moo ñu gën a sonal. boo moytul nag ren xar dana manqué buñ sukkandikoo ci kàddu gi nga xam ne nag kii di responsable daral bi lee. loolu kay jegewul lu nekk fii kay bu yemee fii baaxul ci ñun. képp ku laaj kay dama koy wax ne mu indi xar. bu ñu téléphoné ñu ne xar yi nu ñu mel dañu koy wax indi leen xar yi tolluwul comme daaw. fukki fan dong moo dox si digganteeg amal li nga xam ne bu ñu tabaski bi jaaxle fës na bu baax a baax ci borom njaboot yi rawatina buñ déggee xibaar yi fës jamono ji di wane ne boo moytul xar dana manqué ren ji. Lamine xar bu manqué ren ji du gënal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di njaayeen yi nañu ñaan rek xar am ñu wutali feneen ginnaaw diwaan bu Sigicoor mu di bët gànnaar bu réew bu Sénégal wax itam ci wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne juróomi at mi ngi nii lu nekk wala bokk li nga xam ne moom moo di feebaru tawat gi maanaam sibiru daal nañuy jafe foofee nag rawatina xale yi nga xam ne nag ñoom ñoo am ci lu yées juróomi at li ko waral itam bokk na ci laboratoire yi nga xam ne ñu ngi ko sanc ci université Gaston Berger diwaan bu Ndar Géej la ko wundu itam bokk na ci gën a lañ bët li nga xam ne moom moo di bile tawat Ousseynou Diop Habib Seck lañu ciy àndal. ci Gaston Berger bu Ndar daan nañ fay taxawal laboratoire bi nga xamante ni jëm na ci wàllu biologie moléculaire sibiru ak yeneen i feebar yi nga xamante ni day am ci diwaan bi la ñu bëgg daaj ko fiy faagaagal. sibiru waaye itam yeneen feebar yi nga xam ne dañ leen néewantal lu mel ni bilharziose bi nga xam ne dafa am ci zone nord bi. bi nu mel professeur Doudou Sène bi nga xamante ni moo jiite programme national de lutte contre le paludisme daan nañ xam le ni région bu Saint-Louis ay jéego yu rëy la ñu def ndaxte ay at a ngi ñi nga xamante ni amaguñu juróomi at amul kenn ku ci am feebar bi. xale yi am juróomi fii ba juróomi at pratiquement kenn amu ci sibiru ci juróomi at yi ñu génn
moo lay wan ne tey ji transmission bi mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax a baax par contre dese nañu ay xeex yu bëree bëri ci yenn zone Ranérou yi Kanel mais également boo demee ba ci Tambacounda ak Kédougou Kolda fi ma koy faral di wax. laboratoire bi dina def ay jéego yu rëy ci diwaanu Ndar Géej ndaxte li ñu nemmeeku mooy ay bërëbu liggéeyukaay yu bare ña fay nekk dañuy takku. sibbiru yu bëri yi fi nekk yoo xam ne dafa jóge feneen te kii ñu am seetlu bi ñu am fan yi mooy kii yu bëri dafa jóge région médicale région de Diourbel ak yeneen régions yi mais si yeneen dëkk yi te loolu moo ñu gën a tiital fi mu nekk nii. yaqin bi ñu am mooy que ni laboratoire bi dina mën a xeex wàllu sibiru bi dina mën a tax itam ñu daal koy mën a éliminer njariñ bi mu am nag am na solo loolu rawatina mu nekk ci université Gaston Berger. laboratoire biologie moléculaire bi ñu taxawal ci université Gaston Berger bu Ndar nag dina mën a def liggéey bu rëy ba mën a laawaale yenn ci dëkk yi nga xamante ni dañu nekk ci booru Ndar ak Matam. jërëjëf mu mel ni Ousseynou ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar bokk na ci basketball doomu réew bu Sénégal yi nga xam ne itam ñu ngi doon toltolaan ca aéroport bu Istanbul lu ni mel itam métti lool ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu tasum xibaar ku ci mel ni Adama Kandé nga xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu basketball ak itam ki nga xam ne moom moo di Wuri Diallo ñoom itam la ñu xam ne mu di nag gouvernement bu Sénégal warul wàcc mbir mi muy nii leen noonu war nañ ci jël li nga xam ne moom moo di ay dogal ñu ànd ci ak Pape Fara Gningue. basketteur yu tëdd ci suuf ci aéroport bu Istanbul ndax ñàkk visa ngir dugg foofu ca diwaanu Égypte image yu nu mel nag daal di choqué ñu bëree bëri ñu jàpp ne situation bi ñaaw na lool te partie égyptienne bi joué wuñu le jeu. parce que Égypte bu doon moom dafay jouer le jeu moom moo waroon wax ne bon fii pour le moment administrativement mënuñu délivrer visa fii mais une fois à l'aéroport ñu jox leen visa yi. parce que aussi compagnie bi doon transporter joueurs ñoom nee nañu woote nañu mais jotuñu vraiment que autorisation pour ñu continuer pour egg ci jàmm ak salaam donc ça veut dire que pour man Égypte moo joué le jeu. tey bu ñu xoolee ñu wane woon tey ku mel ni góor gi mu fanaan ci aéroport Istanbul yaakaar naa ni waa NBA mën nañ ne ah non suñu joueur kat ñun dootuñu ko bàyyiti sax mu dem Afrique donc ça va de fi mu àgg moo kawe. donc nag war nañ ci mën a bàyyi xel ku nekk jël sa responsabilité FIBA jël responsabilité am fédération jël responsabilité. même sax kenn ci supporters yu mag yi di Paco moom dañ koo mujj refoulé ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci basket jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñooy pharaon yu Égypte yi li leen Sénégal def ci wàllu football la ñu mënut a digérer ba léegi. est-ce que Égypte ba léegi fàtte na li amoon ci football bi parce que booy rappelé wu ñun ñoo leen gagné ci finale Coupe d'Afrique. ñun ñoo leen tere dem coupe du monde donc dafa mel ni loolu ba léegi digéré wuñu ko mais nañu éviter li ñuy wax le retour du bâton. la ñu bëgg moo ñu teg ay sanctions yu métti ñi nga xam ne ñoo nekk Égypte. État du Sénégal waruñu bàyyi affaire bi il faut que ñu saisir officiellement FIBA pour wax ne ne l'Égypte lu mu def moom moo ko tey donc nañ leen condamner mais en même temps nañ leen sanctionner et puis bu fekkente ne dans l'avenir mënuñu def compétition yi ak organiser ko normalement. accueillir délégation yi normalement ñu war a am visa ñu jox leen visa normalement bu fekkee mënuñu ko vraiment dootuñu organiser compétition yu mel nii. parce que problème bu mel nii amee partie égyptienne bi am na ci wàllam moom mais ki gën a am wàll moom mooy FIBA parce que FIBA moom moo waroon ne lii nii du yoon moom moo waroon ñaawlu mbir mi état Sénégal yaakaar naa ni def nañ li ñu waroon a def mais ñoom mënuñu joxe visa bi donc dañ koy ñaawlu te man yaakaar naa ni aussi war nañoo gën a def yeneen mbir dénoncer ko fexe ba partie égyptienne bi bañati def lu mel ni di xaare ne nag réaction autorité sénégalaise yi gannaaw incident yi am gaynde yi dinañ amal ñetti match nag foofu ca ñaareelu fenêtre bi ci jëm ci éliminatoire mondial foofu ca diwaanu Égypte di espérer nag am qualification bi ci tour bu mujj bi. jërëjëf Pape Fara ñu ngi mbokk yéen itam jërë ngeen jëf waxtu yëkkati jotaay jot na dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média léegi di ngeen am xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah ci xibaar yi ci 13h ci kàttanu yàlla jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.